maa ngi tudd El Hadj Niang nekk le chargé du programme Yelleef Mala bi nga xamante ni ASPA association sénégalaise pour la protection des animaux et de l'environnement moo koy doxal fii ci Thiès ak ndimbalu ONG Brooke. donc journée mondiale des animaux dafa nekk journée boo xam ne àdduna bi yëpp koy féete mu nekk le 4 octobre de chaque année maanaam le 4 octobre bu ne ci at bu nekk dañ koy féete ñun nag ASPA bii mooy suñu ñeenteelu édition ci journée mondiale boo xam ne ñu ngi koy organiser biir Thiès askanu Thiès yëpp ñu lañ ci daan woo bu ñu ko organiser nag liñ ciy taam mooy fësal faj. parce que tey li ñu bëgg mooy képp ko yor jur muy fas di mbaam di beneen jur bu munti doon ngay fexe di ko faj dëppoo ak anam yi nga xamante ni moom la docteur vétérinaire yi bëgg ngay fajee sa jur n'est-ce pas donc looloo tax ñu gën a def jour bi pour chaque fois ñuy fàttali nit ñi boo seetloo aussi mooy jamono bi ñu nekk mu tombé ak jamonoy feebar donc nit ñi ci bëri dañoo xawoon néewal faj seen jur yi parce que peut-être mun ñu woon déplacé mu ñu woon def ba tax na jur yi daanaka seen faj dafa xawoon a néew loolu nag lañ doon maytu moo tax tey journée bi ñu gën koo accès ci loolu maanaam faj bi boo seetloo dama ni yelleefu mala ASPA ak Brooke ñoo ko sekk di toppatoo lépp luy fas di mbaam di berkel ci commune Fandène ak Thiès mais ASPA ci boobu association nationale la boo xam day protéger lépp luy mala bépp xeetu mala boo xalaat mais aussi day protéger alam bi mooy environnement bi donc ñun ñu ngi yëngatu ci branche yëpp xëy na nag li ñuy def ci mala moo tax tey Brooke ànd ceeg ñun diñ ci jàppale moo tax tey ñuy liggéey ci fas yi ak mbaam yi que tey jii loolu mooy suñu xeex ñun sensibiliser nit ñi pour ñu wàññi maltraitance bi dañuy fexe ba tey suñu programme bi li ñu bëgg mooy ñu jëlee nit ñi ci comportement boo xam ne ni baaxul pour ñu changer leen pour ñu def comportement boo xam baax na ci liy toppatoo mala yi moo tax suñu communication ñu ngi ko axé ci changement de comportement waaw dañuy communiquer pour changer comportement loolu nag pour ñu def ko mooy dañoo am benn programme mag a mag programme bi dañoo am ay animateurs ci biir am ay relais ci biir mais aussi formé nañu ay nit capacité la lu mel ne ay PSV auxiliaire et relais mooy comme suñu jigéen ñi nekk sama ginnaaw ak ñi nga xamante ñoo nekk ci programme bi formé nañu aussi ay maréchal ferrant lañu ci jublu mooy tey fas yi ak mbaam yi ci biir askan bi ñu jox leen service bi gën waaw parce que tey bëggatuñoo gis benn fas boo xamante ne ñu ngi koy toroxal bëggatuñu gis benn mbaam boo xam ne ñu ngi koy toroxal mbaam yi surtout nag waaw boo xoolee journée bi xaw na fee néew tuuti parce que nit ñi ba tey bàyyiwuñu xel mbaam te pourtant mbaam solo si mu am ci askan wi li muy liggéey ci askan wi kenn xamul mu toll surtout ci wàllu tool ne mbalit boobu nga wax bëgg nañ tey biir Thiès biir Fandène foo xalaat ñuy liggéey ci mbaam yi ci anam bi gën donc loolu moo gën a tax ñuy taxaw. waaw donc li ci ëpp ci programme bi ñi nga fi gis ñëpp ñi ci ëpp ci programme bi lañ bokk mais tey askan wee fi daje askanu Thiès askanu Sénégal ñoo fi daje mais ñi ci ëpp tey jii nga xamante ñoom ñooy def soins yi ñooñu ñun ñoo leen capacité ñoo leen formé suñuy docteur lañu suñuy auxiliaire lañu mais aussi suñuy maréchal ferrant lañu. da leen a formé yokk seen xam-xam ba tey lépp li nga xam ne dañ ko war a def ci wàllu wér-gu-yaramu mala koo ci jublu rek mu defal la ko ci anam bi gën waaw formé nañ leen outillé nañ leen mais aussi da leen a formé ñu organiser wu en réseau ci seen bopp muy PSV di prestataire service de santé vétérinaire yi ci seen bopp am benn docteur boo xam day nekk ak ñoom suba ngoon guddeeg bëccëg ba lépp lu ñuy def moom moo koy saytu mais aussi am nañ beneen réseau boo xam ne ay MF la ñuy wax maréchal ferrant ñoom it ci seen bopp ñu teg benn docteur boo xam moo leen di saytu di ànd ak ñoom ba lépp lu ñuy def mu mun koo saytu. waaw bis bi daanaka démb lañ ko tàmbali biñ ko tàmbali de mooy def ay annonce ci rajo yi def li ñu wax maanaam donc annonce boo xam ne dañ ci ànd ak benn artiste comédien mu takk ay rajo wër ci dëkk bi pour yee nit ñi ci bis bi démb ñu commencé def ci ñuy banderole di affiché di taf. mais aussi tey jii bi ñu commencé tey ci 8 heures lañ commencé te dañuy dem ba ci kanam a kanam maanaam ba ay 14 heures liggéey ci wàllu faj bi lépp luy jur ñu jëm koo faj mais aussi bu ñu fa jugee nii fi may wax yow tembe am na caravane boo xamante ni mu ngi wër biir Thiès pour yee askan wi di leen fàttali bisu tey bi bisu mala yee ko moom nañu jàpp mala yi nañu toppatoo mala yi tey mala yi maanaam tey daal seen bis la waaw dañ leen a war a defal li gën ci ñoom te daan nañ ko def mais tey la war a gën a rawee mais aussi caravane boobu bu jugee Thiès day dem ba biir Fandène village Fandène ñu wër ko yee ñi ñu waxtaan ak ñoom bu ñu fa jógee tey ci 20 heures maanaam juróom-ñetti waxtu ci guddi maanaam 20 heures juróom-ñetti waxtu ci guddi jëm 21 heures am na benn émission rajo direct boo xam dinañ ko def ci diggante Corkat FM ak Sud FM donc li ñu ci jublu mooy invité benn docteur vétérinaire bu mag a mag mais aussi invité ay maréchal ferrant invité suñu kuréel gi membre yi ci nekk ñu am yoo xam am nañ ci kàddu ku mel ni suñu président ñu ñëw toog waxtaan ak askan wi yee leen ci bis bi. bu ñu fa jógee aussi ci journée bi actuellement fi may waxee nii ci biir réseau Facebook bi comme ci WhatsApp bi ñu ngi ciy jàllale ay messages di def ay informations yoo xam ni ci wàllu mbay ñebbe fourrage bi la. parce que bëgg nañ nit ñi bàyyi xel alimentation jur gi donc alimentation jur gi donc ASPA da ciy liggéey ba am solo mooy ñebbe fourragé depuis 3 ans ñu ngi koy liggéey bi Fandène donc jox nit ñi ay jiwu boobu tey
dem na ba mu mun leen a assurer donc ngooñ boo xamante ni dinañ ko yor pour seen fas fii ak nawetu déwén mais aussi ñu am ci ay semences yoo xamante ni bu déwénee du ñu soxla kenn di leen jaay semence wala di leen ko may ñoom ñoo koy moomal seen bopp. voilà lu am solo parce que ñun wax dëgg yàlla ASPA day sant di gërëm ONG Brooke boo bëlee muy jàppal ASPA ci loo xalaat lépp lu ñu bëgg muy capacitation suñu wàllu kuréel lépp lu ñu bëgg di finance suñu activité ONG Brooke mu ngi ñu ciy taxaw. ñu ngi ci liggéey aussi ak ministère de l'élevage parce que ministère de l'élevage tey moom moo ñu jox makkaan yi ñu nekkee di ñu déglu ñuy ànd ak moom di sëkk moom autorisation yi ñu am yëpp moo ñu ko jox ñuy sant di gërëm préfet bi fi nekk tey jii bu liy yombee moo ñu ko yombala donc ce qui veut dire autorité yi ñu ngi ak ñun di liggéey ci loolu ci lay sant aussi inspectrice de l'élevage bi fi nekk muy madame Fall n'est-ce pas ak régional bi département de Awa Sarr n'est-ce pas di leen nuyu ak ñi muy àndal yëpp ñooñu ñëpp ñu ngi liggéey ak ñoom ñu ngi liggéey ak yeneen ONG aussi mais loxo Brooke daal am na solo dañu bëgg nag aussi di woo ñëpp ñi nga xamante bëgg nañu mala fonk nañu environnement ASPA mu ngi fi di liggéey di laaj tamit ñu gën leen a bàyyi xel n'est-ce pas gën leen a accompagner autorité yi ci li leen di woo mooy peut-être ñu jàppale ñu ci wàllu arrêté bi ñu jëm ko vulgariser mooy arrêté bi nga xamante ni tëgg nañ ko pour lépp li nga xam mooy transport di jëm ci wàllu fas ak mbaam ñu jëm ko réglementer teg ko ci yoon ba nga xamante ni mala bu mu munti doon bu ñu takk ko witir comme ñu takk ko charrette di nga gis ñu dawal ko ci anam bi gën loolu daal ci la ñuy gën a woo autorité yi surtout waaw kàddu gu mujj gi xanaa di sant di gërëm rek donc di sant di gërëm suñu président di sant di gërëm suñu jigéen ñi ak suñu góor yi fi nekk ñi nga xam ne ay maréchal fédéral ay PSV di sant di gërëm suñu animateurs yi mais aussi di sant comme ni nga ko waxee préfet bi nekk biir Thiès n'est-ce pas ndax lii bu amee moo ñu ko yombal di sant autorités yi fi nekk yëpp di sant aussi suñu docteur Gomez bi fi nekk di liggéey ak ñun mais aussi xam nga boo wootee ñi ñu wuy si la mooy askan bi ñëw ñu ngi leen di sant di leen gërëm coché surtout nañu gën a góorgóorlu ci mala yi xam ne ASPA mu ngi fi ASPA du dellu ginnaaw mukk ci lépp luy aar mala ñu ngi leen di jaajëfal yéen aussi presse bi parce que tey jii wax ji bu àggee fa mu àgg presse bi ak fa àggale ñu ngi leen si jaajëfal préfet bi presse bi yëpp muy presse écrite bi di presse visuelle bi ñi nekk ci télé beeg ñëpp ñu ngi leen sant di sant ñëpp daal di sant waa Thiès jërëjëf